Khadria TV. wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima hamdan liman ala alhuda hadani sama il din wul cheikh mahfoud cheikh abba wul cheikh na cheikh mohammed Fadal wul mamin di ko ñaanal gudd fan ak wér yàlla na ko yàlla def ci moom di nuyu mbooleem ki nga xamante ni yaa ngi bokk rek ci njabootu cheikh na cheikh mahfoud njabootu cheikh na mohammed Fadal gépp di leen nuyu di leen ziyaara rawatina nga dëkk bi ñu nekk mu dëkk Cheikh Samsudine wul Cheikh Mahfoud ñu toog ak kenn ci njaboot gi ñu gën koo xam ci Cheikh Mahfoud Fall di directeur Nourou Binaco nekk bras droit ci kër gi nekk doom ci kër gi nekk taalibi ci kër gi nekk lépp ci biir kër gi ñu fas yéene waxtaan ak moom ci lenn lu jëm ci wàllu liggéey bi nga xamante ni moo am fii ci Daaru Xayri Daaru Salaam ba fépp rek foo xam ne Cheikh Al Mahfoud am na fa wàll kon Cheikh Al Mahfoud monsieur le directeur général Nourou Binaco ñu ngi lay nuyu di la wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu bàyyi la nga nuyoo ak téléspectateurs yi. waaleykum salaam Cheikh Sidaati maa ngi nuyu téléspectateurs yi Khadria TV di rafetlu seen teewaayu Daaru Xayri ngeen wax ni ahlan wa sahlan wa tabarakallahu kooku di ñëw mooy directeur général Nourou Binaco Cheikh Mahfoud Fall Cheikh Al Mahfoud ñu am yenn laaj rek yu ñu bëggoon ku ñu ci leeral ci askan wi ndax àdduna wërngal këpp ñu ngi di seetaan seen télévision Khadria TV.com ñu ñëw fii ci Daaru Xayri Cheikh Mahfoud lan mooy Daaru Xayri ak fan la Daaru Xayri nekk. Daaru Xayri dafa nekk dëkk boo xam ne Chérif Samsudine wul Cheikh Al Mahfoud moo ko sànq mais avant fii Tenkili lañ ko doon wooye Tenkili dafa nekk bërëb boo xam ne bu njëkk ba dafa siiwoon trop ci Casamance parce que façon jinne boo xalaat ci àdduna ñu ngi fi Tenkili doomu aadama ñemewu fi dugg la boo xam ne doomu aadama ñemewu fi dugg Chérif Samsudine dans les années 30 mu décidé ñu sant fii dëkkam Daaru Xayri depuis muy ñëw sax ñu bëri dañu ne kii day xaru parce que fii gis nañu sëriñ bu nekk mais kenn musul xalaat dugg si Tenkili parce que ay jinn ay ninki nanki yëpp trop àll boo xalaat rek ñu ngi yoon Daaru Xayri ñu ngi yoon Tenkili mu ñëw mais historien dañu doon expliquer ne papam sax dafa doxoon jéego bu am solo ci création Daaru Xayri bi avant sax Samsudine di ñëw dégg naa Cheikh Mahfoud doon voyage suy voyage tout le temps su ñëwee ba Tenkili benn bërëb la bu ngi fii si ginnaaw dafa am ñaan bu ñu koy def te su rëyee par exemple nag dina jël benn wàll bu important ci tukki mu su ñëwee ba Tenkili mu sandi ko foofu dañ koy laaj yow Cheikh Mahfoud lii pour lan la mu ne jinne bu fi nekk sama xarit la te sama am na damaa war a am doom du Cheikh Samsudine daf ko téye comme xaritam moo tax tout le temps dama koy su ma rëyee wala su ma amee dara dama koy jox addiya donc Samsudine ñëw créé fi dans les années 30 gars yi raconté lu bari ne dafa bëgg a sacrifier taalibe yi dafa bëgg a sacrifier boppam xam nga mais yàlla mu def mu ñëw mu sanc Daaru Xayri am na ñu ne 35 am na ñu ne 37 bon maîtrise ma bu baax date bi mais entre ñaar date yooyu la depuis mu sanc taalibe yu ñëw ñu bari commencé tiit ci taalibe yi sëñ bi ñu ne lii ak lii de dëgg nañ mu leen waat naa ci yàlla fii ba 7 ans doomu aadama di ci téye te yàlla def passé na sa 7 ans mosuñu fi dëj Daaru Xayri donc loolu mooy histoire bu ndaw bu Daaru Xayri jàpp mais am na historien yu ma gën a xarañ xëy na ñooñu ne leen expliquer histoire bu Daaru Xayri ak histoire bu Chérif Samsudine waaw kon fa tabaarakallaahu defe naa ni li nga ci wax moom xam naa ne nit pour nit wax ci lu ko ëpp xam naa ne xëy na dana jafe waaye moom réalisé na ndax ñëpp waxoon nañu Cheikh Samsudine
baykat la wala boog créateur wala boog kuy xalaat la ndax bi mu xalaat ci dëkk bi ndax dafa ñëw rek toog ci dëkk bi wala dafa créer luñ fiy lekk wala lu fiy naan wala lu nit ñi war a liggéey wala fu ñuy jàngee. Cheikh Samsidine dafa am ay activité à part jaamu yàlla principale activité mooy agriculture. tey soo leen demee fii bustaan Daar Ahmed ay hectare la fi bàyyi loo xam ay darkase ji ay darkase tey soo Casamance fii seen économie mu ngi reposé sur darkase te bu njëkk ba depuis mu commencé di ji ay darkase dañu koy ne mais sëñ bi lii ban xeetu garab darkase lan lay indi mais doo leen ko xam lii suñ demee ba si kanam da ngeen xam ne lan mooy njëriñam mais tey ay milliards lay dugal Casamance pratiquement mën naa ne économie Casamance ñu ngi reposé wu ci production darkase donc soo demee ay bustaanu xayri Daar Ahmed fii ba daaru xayri ay hectare ngay gis donc da doon liggéey jaamu yàlla liggéey rek la xam du leneen. kon daal ku doon ñaq di dunde la moom ki nga xam ne mooy Cheikh Samsidine waaye ñu fàttali leen rek yéen a ngi en direct ak khadriatv.com seen site bi nga xamante ni mi ngi dox ci wàllu diine particulièrement ci tarikatu Khadria di leen jëlali lu ne nag fu ngeen xalaatul ni rek télévision bi mi ngi fa rek dana romb foofu ngir mën leen a gën a di leeral di leen indil ay xabaar ngir ngeen di gën di xam njabootu Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadel ndax àdduna bépp njabootu Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadel mi ngi fi mais fa tabarakallaahu ñun nag dañ fay ñëw ci kaw ndigal li ki nu fi indi Cheikh Xattaab lañ koy wax doomu Cheikh Mahfouz ñu gën ko xam Xattaabu Cheikh al Mahfouz wala ñuy doon Xattaab Keba Nding doomu Cheikh Samsidine wala Cheikh Mahfouz Cheikh ba Cheikh na Mouhamed Fadel waaw Cheikh Xattaab moom ñu gis la nga nekk directeur Nourou Binaco bala ñuy ci Cheikh Xattaab waaw kan mooy Cheikh Xattaab ak Cheikh Xattaab lan la def ci Nourou Binaco. wax ci moom dina ma xaw a jafe tuuti parce que Cheikh Xattaab du mu am comme dimension man su ma toogee fii di ko expliquer xam naa fi la ñuy faral émission ci lay jaar. Cheikh Xattaab dafa nekk ndaw boo xam ne depuis temps xale affaire développement affaire social daf ko neexoon mu jàng université am ay lijaasa mu bàyyi loolu yëpp ñëw si baayam parce que baayam moo ko joxoon ndigal pour mu topp magam fi ñuy wax Serif Charan Aïdara mu ngi Gambie dafa defoon créer benn ONG mu topp kooku ay année musul réclamer salaire musul réclamer dara parce que ndigalu papam la papam nekk mu ñëw ñu liggéey ak kooku ba yàlla def moom tey mu am ay partenaire ñu koy jàppale te wax ma la famille Serif fien bu Casamance waaye mun naa la ne Casamance wala Sénégal sous région Cheikh Xattaab mu ngi def liggéey boo xam ne macha allah Ziguinchor kese rek am nañu fa benn orphelinat bu mag boo xam ne musu ak Casamance mu nga wër Casamance ba jeexal doo gis orphelinat bu toll noonu boo xam ne on a 120 orphelins la jël uti leen benn centre bu mag di leen dundal di leen fayal école di leen jël en charge à 100%. am na ay veuve ay kilifa yoo xam ne ñu ngi fii si dëkk bi ay dañoo mag ay seen moyen demewul noonu chaque fin du mois mu recruter leen ñoom chaque fin du mois mu leen fay xëy na du ma avancer montant bi ñaata leen fay mais dafa am ay salaire yoo xam ne ñoom ni ñu leen fayeeku moo ëpp ñoom seen salaire te bari na ay centaine doomu aadama yoo xam ne ñu ngi fii ñu ngi Daaru Xayri ñu ngi Dar Salaam ñu ngi Mahmouda ñu ngi Binaako ñu ngi si yeneen dëkk yoo xam ne du ñu ay dëkk Chérif ay dëkk environ yi nekk côté Daaru Xayri bu rek defa ay kilifa ay mag yoo xam ne seen dañu am problème moyen chaque fin du mois ñu leen jox benn ndàmpaay boo xam ne pour ñu jàppale bu créé benn école Ziguinchor boo xam ne sama entreprise moo jënd école bi Nourou Binaco boo xam ne entreprise ngay diriger école boobu xam nga nit da ngay créer entreprise pour ñu am bénéfice moom loolu la ñu koy tooñee dañ ko ne yow dañuy créer entreprise pour ñu am bénéfice mais yow da nga créer entreprise bénéfice bi yëpp da nga koy di jël di ko jàppale doomu aadama mais mu ne man soxloo ma am compte boo xam ne dafa am ay milliards damay gis ay doomu aadama yoo xam ne dañ ko soxla je préfère sama xaalis boobu jox leen ñoom
ma dimbale leen moo gën tey ñu ne Atta milliardaire la kontam dafa am milliard Atta dafa am immeuble Atta dafa am oto Atta dafa am lii dafa am la donc loolu mu nekk lu rare tey parce que gëm naa ne Atta position bu mu am su fekkee keneen moo am position boobu tey Daara Khoudoss su ñëw nga gis immeuble la mais tey mënoo wax te immeuble bi immeuble Atta te am na ko mën na ko jënd mais social rek lay doon mu nekk nit koo xam ne vraiment macha allah. bu baax trop d'ailleurs suñu ziara bu Bissau dinaa fa xuus tuuti moom moo ko initié lii mooy suñu 2e édition. parce que depuis papam Cheikh Atta bu Cheikh sant bi mooy xalif général seexal ko te kooku tamit jógewul nii rek parce que kooku waliwul yàlla nit ku baax la soo waxtaanee ak moom du la wax dara lu dul yàlla nee na yonent bi neen du la wax leneen moo ko gis liggéey bu muy def ci famille mu ne ko dama lay seexal dafa raa ku mu seexal fii ci famille mais mu woo ko malgré âge mu ne ko dama lay seexal mu seexal ko mu jox ko mission boobu lay doxal ni mu ne moom Cheikh Mabou fu mu jaar ci sous-région bi dina fa jaar dundal islam encore Cheikh Mabou dafa am rapport bu mu am ak taalibe yi mu demaat ci dëkk yooyu am même rapport mission boobu nag la assigné moo tax mu daaw ñu commencé Guinée Bissau ren tamit dañuy dem Guinée Bissau def nañ ci Gambie formé na ay daara bu ñuy wax ay daayira Nourou Binaako mooy ay daayira de développement daayira la yoo xam ne ay taalibe ñoo fa nekk mais en même temps da leen jàppale parce que taalibe tamit bëgg na jox sëriñam addiya mais su amul nag problème la mais suñu amee foo xam ne foofu la ñuy yëngu xëy na wax ma la addiya mais am na yoo xam ne mën nañu ko jël en charge mën nañu jël loolu en charge moo tax mu créé benn concept daayira de développement tuddee leen Nourou Binaako am na Nourou Binaako Gambie am na Nourou Binaako Sénégal fii Guinée Bissau am nañu def nañu fa 2 ans suñu paree Guinée Bissau c'est fu mu jaar rek dafa ne moom dina fa jaar donc dinañu def Guinée Conakry Sierra Leone def un peu la sous-région pour monter daayira yooyu pour vraiment jox leen doole moom daanaka dafay jël boppam nekk Baye Fallou say Cheikh Mafou bëgg a liggéeyal Cheikh Mafou waaw alalam yëpp ci loolu rek lay def. ci loolu la loolu am na ci solo ndax fa tabaaraka yoo xam te ni ñu ngi ci jël ay doomu aadama ñu ngi liggéey comme ni nga xam daayira yi nga xam ne créé na ko tuddee ko Nourou Binaako ndax am na ay yeneen. waaw projet moom bari nañu trop macha allah su ma jëlee Daara Khayru fii rek am na fi benn daara wala mooy daara benn daara rek moo fi am Cheikh Atta moo ko sànni tabax ko jox ko waa dëkk bi extension forage bi am na partie yoo xam ne Daara Khayru fii amuñu ndox def na bu ñu def benn extension bu mag boo xam ne ça nous a coûté beaucoup de millions mu dugal ko fii Daara Khayru te gratuitement la koy def alhamdulilah dërëm ñu koy liggéey moom moo leen fay soo bëggee pour ndox bi dugg sa kër tamit nga wax ñu fan la ndox bi kii ñu dugal la gratuitement la koy def n'est-ce pas comme ni ma la ko waxee mu ngi def ay daara tamit yooyu cobon mu ngi am daara bu mag Goudomp mu ngi am daara bu mag foofu Ziguinchor wax naa leen ñu ngi am orphelinat mais en dehors orphelinat fii am nañu ay xale yoo xam ne dañoo dem ba bàyyi école parce que seen parents dañoo am problème moyen yoo xam ne ñu ngi lycée wala ñu ngi collège am problème moyen ñu bàyyi école ñu ne ñuy dem di dawal Jakarta dañuy dem Kafountine def leneen mu ne loolu fu ñu jox leen seconde chance am nañu presque lu passé ñaar téeméeri élèves mu regroupé leen ñoo xam ne waa Daara Khayru lañu waa Kataba wala waa Dar Salam fu ne la ñuy jël ay élèves nekk ay difficulté rek soit sa parents amuñu moyen pour ñu fayal sa école wala soit yow mii yow yaa dem ba am désespoir nga ne man fi mu toll man école moom du sama yoon ñu regroupé leen ñu créé beneen centre encore à Ziguinchor jënd benn école xaalis bu bari collège privé mu ngi Ziguinchor privé foofu dugal leen ñu leen fayal école comme ñëpp di leen jëndal tenue jëndal leen fourniture jëndal leen ay professeurs yoo xam ne ñun ñoo leen encadré ren ñu ngi suñu 3e année d'expérience suñu premier élève am na ñu bëri ren ñu ngi def seen licence université daaw tamit am nañu demoon ren tamit am na ñoo xam ne dem nañ ñu ngi fa donc loolu tamit ay projet la mu ngi tabax ay jàkk exemple fii suñu benn dëkk mu ngi fii ñu koy wax Koulandian
Cherif fii à Sia juste 2 ou 3 kilomètres de Daaru Xayri mu fay tabax benn jàkk un peu partout ay cobon am nañu projet tabax jàkk foofu dañuy may ay teen am na dëkk yoo xam ne su ñu amee problème ndox dafa leen gasal ay teen lépp lu muy def noonu gratuitement du laaj apportu population du laaj apportu kenn da koy def gratuitement projet moom bëri nañu su ma fi nekkee di lim rek dina kii projet yi bëri nañu trop te gis nga sa lu muy def si ziyaara yi Daaru Xayri ak Daaru Salaam loolu moom sa daf ñu interdit pour ñu communiquer ci loolu parce que macha allah pratiquement ziyaara bi moom lu mu ciy def wax ma keneen du ko def mais alhamdulilah mu ngi def liggéey bu am solo ci ñaari ziyaara yi Daaru Xayri ak Daaru Salaam kon ñu ngi koy ñaanal moom Cheikh Hatab Keba Nding mu yàgg fi loolu te may ko yàlla may ko wér ndax lii nga wax nii yombul nit di ko def di liggéeyal doomu aadama yi ci sa doole bopp te doo laaj dara fexe ñi am ñàkk seen première chance nga fexe seen deuxième chance taxaw kon loolu dafa am solo waaye nag dafa doon maamam yonent yàlla Muhammad ci jikko jooju ndax wa innaka la ala xuluqul azim boobu yàlla wax maamam loolu rek la war a dunde day dunde it wa ta'awanu alal birri wa taqwa loolu daf koy dunde di dunde it ci li ma dégg innama mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum kon mi ngi rafetal digganteem ak ay mbokkam digganteem ak taalibe yi ndax foo ko fekk mu toog moom Cheikh Hatab boobu doo xam ne sax moom mooy Cheikh Hatab buñ la ko woon ndax da nga yaakaar ne sax ab taalibe la bu toog ak nit ñi kon yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér wa tabarakallahu di ko ñaanal lépp loo xam ne mën na ko rek bu déwénee yàlla na mën lu ëpp loolu ndax li muy def lépp man am na lu ma ci xam loo xam ne fekkee naa ko gis naa ko mu def ko ci man ak keneen ndax li ngay wax nag kenn du tudd ni defal nañ ko ndax moom mi koy def bëggul ko tudd waaye nit ñi mu koy defal nag dañ koo war a wax ndax leen sakkartum la azidannakum yàlla bu la defee teraanga suñu côté bi nga wax ko loolu ak cant la du leen dafa tabarakallahu kon lii soo koy wax cant la waaye dama gis ni mu jël nuuru binaa ko yow mu jël la def la ngay directeur bi maanaam da nga jàng mu yóbbu la fa wala da koo neex rek mu jël la teg la fa wala lan mooy xew ba mu def la directeur général nuuru binaa ko tey ba nit ñëpp ñu ngi yëkkat seen kàddu di seede ci Cheikh Al Mahfou seede yoo xam Cheikh Mahfou Fall seede yoo xam te ne wax dëgg yàlla koo wax rek mu ni rafet na ci loolu ñuy nuyu mboolem njabootu Cheikh Mouhamed Fadel njabootu Cheikh Al Mahfou yëpp bëgguñoo lim ndax bu ñu limee temps bi duñu ko may waaye nag bu ñu tuddee xalifa général bi Cheikh Hatab yóbbaale na ñëpp soo gisee ñu wax ci Cheikh Hatab nag Keba Nding mooy ni moom moo ñu indi fii ci Daaru Xayri ngir li nga wax léegi ñu war a dem Guinée Bissau ak seen télévision Qadria TV.com dem ziar Cheikh Al Mahfou dégg nga nee na Sierra Leone fu Cheikh Al Mahfou jaar rek moom Cheikh Hatab dinañ dem ñu def fa ziar ci dooleem ci moyen ci temps tey wóot nit ñi it ci di finance lépp ngir nit ñi ànd ak moom ngir mu fësal liggéeyu maamam Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam waaye ci niru biraam ngay directeur bi mais kan mooy Mahfou Fall ak lan moo tax ñu jox def ko directeur Nuuru Binaa ko Mahfou Fall dafa nekk benn buuru Jaañe nekk enseignant de profession laa man jàngalekat laa waaw sama papa nekk xaritu Cheikh Samsidine bu baax Elwuri lañ koy wooye Cheikh Samsidine ko xam dëgg war nga mën a xam sama papa parce que mosul génn Daaru Xayri àndul ak sama papa te depuis muy dund man de lu ma xam ne du naan ataay keneen ku dul sama papa ataay sama papa moo ko doon ataaya donc ay xarit lañu mag ak rek la ñu doon moo ma jur ma nekk Daaru Xayri fii magee fii jàng fi école primaire après ma dem Diouf toujours ma dem lycée bi Maam Laye laa am ni bac après ma gis kooku mooy Cheikh Mahfou Fall directeur Nuuru Binaa ko bi nga xamante ne tey man dégg nga des fois moo ko ni leen kuy xaritoo ak moom ndax boo xaritoo moom rek yëf yi dana gaaw te dégg nga li wax ci njaañeen yi nga xam te ni wala faaleen yi ak ñangeen yi ak jengeen yi ñoom ñëpp wax dëgg yàlla nee na moom mooy seen buur ba tabaarakallaahu kon rek ñu desuwaat dañu xam ne fii ñu nekk nii mooy Daaru Xayri di dëkk bu Cheikh Samsidine samp wuldu Cheikh Al Mahfou wuldu Cheikh Abba wuldu Cheikh Mouhamed Fadel wuldu Maamin dégg ngeen fi mu jaar moom Cheikh Samsidine ba samp ko kon loolu mbiru nit yàlla la waaye di ngeen tàmbali ba bi fi Cheikh Mahfou daan jaar daan fa bàyyi lekk ga kon daal Cheikh Al Mahfou xamoon na li xew laataa Cheikh Samsidine di gane àdduna
mu préparé ko lépp kon loolu yëf nit yàlla la ndax xam ngeen Daaru Salaam soriwul fii dara fii la Cheikh Al Mahfou nekkoon Cheikh samp ni samp ko fii ñu fas yéene ñëw fii ànd ak Cheikh Khatab Keba Nding ànd ak directeur Nour Binago ak mboolem shérif yi mboolem taalibe yi incha allahu suba ajjuma ñu seene àndandoo dem fële nga xam te mooy Guinée Bissau samedi ñu def ziaru Cheikh Al Mahfou doomu Cheikh Abba doomu Cheikh na Cheikh Mohamed Vadel wuldu Maamin kon ñu ngi ci 2017 bi tey di alxamis ñu ñaan yàlla rek bu déwénee ñun ñëpp yàlla may nu fekkewaat ko ba mën koo ziare waaye yan kàddu mujjantal yi nga xam te ni moom ngay baaxe askan bi moom ngay sànni wala ci xale yi wala ci jigéen ñi wala ci waa kër yonent bi nan la gaa yi mën a dund ak ñoom lan nga ñu ciy baaxee balaa ñu tëj émission bi. voilà d'abord di sant bu baax seen télévision Khadria TV.com dafa nekk benn médium boo xam ne macha allah ñu ko koy seetaan te ngeen liggéey ñoo xam ne ñoom ñoo jar a liggéey si mooy surtout rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te ma gis ne yéen fu ne mën ngeen fa dugg ngeen dem Nimzaat waa kër Cheikh Mahfou suñu xewle ngeen ñëw donc impartialité boobu dafa baax trop ci liggéey bi parce que ñoom ñëpp si Cheikh na Mouhamed Fadel la ñu jóge donc benn famille la donc loolu dina ci na may profité di leen sant bu baax di leen gërëm parce que démb rek la ñu Cheikh Khatab woo ni ma vraiment damaa bëgg nga entrer en contact ak Cheikh Sidaati nga woo dem ba nit pour mu organiser rapidement ñëw voyager ku gëmul lu muy def du ko def mais alhamdulilah ñu ngi leen ci sant di leen masawu coono parce que Dakar Casamance sori na trajet bi xaw na kii di wax nag comme ni nga ko waxee suba incha allah dañuy dem Guinée Bissau suba vendredi dañuy quitté fi Daaru Xayri xalif dafa joxe ndigal pour ñu teel a quitté Daaru Xayri suñu quitté Daaru Xayri dañuy dem Ngoré si Guinée Bissau la bokk ñu am seen mbokku sérif yoo xam ne ñu ngi Ngoré dañu fay dem julli juma añ ba pare après délégation bi continuer ñu dem Bissau tamit mobilisation bu mag gars yi ñu ngi def mobilisation bu mag a mag parce que foo ñu noté ko état Guinée Bissau moom ci boppam moo jël affaire bi def ko seen mbir mais wala muy Cheikh Khatab c'est vrai que idée bi ak conception bi yow yaa ko avancé pour ñu mën a am benn journée Cheikh Mahfou ji fii Guinée Bissau mais ñun taalibe dañu koy récupérer di jàppale la laaj ñu la dërëm bëgg nañu vraiment lu jëm ci organisation ñun taalibe ñu jël ko en charge à commencer par suñu président de la République ñu koy nuyu au passage ak seen premier ministre ak suñu benn taalibe ñu koy wax Samsidine Seydi ministre la tamit bu ko ñoom ñëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm di sant bu baax a baax Cheikh Khatab bu Cheikh Mahfou vraiment lu mu def ci ziara bi depuis si suba moo tax ngeen baal ma nag may xam nga taalibe warul mel nii mais dama nekkoon sama bureau di liggéey depuis si suba ngeen ñëw fekk ma fi moo tax xëy na ma am melokaan bi mais ngeen baal ma damay ñaan téléspectateurs yi nañ ma jéggal bu baax waaw depuis suba maa ngi coordonné pour mobilisation dina fi mobiliser ay nit ñu bari yoo xam ne war nañu départ bi dem Guinée Bissau loolu yëpp ci poosam la jóge te man ñii xam naa ni nu mu toll du c'est pas comme on le dit c'est pas de mince affaire donc maa ngi koy sant bu baax Guinée Bissau boobu yoon dina foofu benn ndimbal bu am solo donc ñu koy sant bu baax di ñaan yàlla vraiment mu yàgg suñu kanam yàlla may ko mu am gudd fan vraiment kontaan nañ ci moom encore une fois maa ngi remercier Khadria TV.com asalaamaaleykum wa rahmatullah kon fa tabarakallah mbokk yi yéen a ko dégg defe naa ni xam naa ni dinañu wax datu samedi bi dat la lan la ci weer wi nga xam te ni mooy ziaru Cheikh Al Mahfou bi nga xamante ni moom la ñu fas yéene dem fii ci Guinée Bissau ak seen télévision Khadria TV.com di sant Cheikh Khatab bu baax di wax ni ñu koy wax rek di ko ñaanal gudd fan ak wér ak njabootam gépp fa tabarkalaaw waaye Cheikh Al Mahfou date bi lan la ci weer wi nga xam ne ci la ñuy dem Guinée Bissau
ban date la lan la. départ bi suba la vendredi le 15. le 15. samedi 16 incha allah. mooy mbir bi. dimanche 18 dimanche 17 mooy date retour. kon mais événement bi c'est le 16 décembre. le 16 décembre mooy ziare Cheikh Al Mahfou 2017 samedi 16 décembre 2017 mooy ziare Cheikh Al Mahfou fële ca Guinée Bissau ak seen télévision Qadria TV.com di sant di gërëm ñi nga xam te ni ñooy sunu caméraman yi encadreurs yi ak monteurs yi ak le directeur général ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm.